ko doon ñoral ba finalement feedback bi jóge ci éleveurs yi te ñu nangu ne fu mu nekk ni taille du élément boo xam ne day favoriser vraiment performance su fas ñëpp xam ko ci àdduna bi te sénégalais xawoon ko di ko tiitaro mais dem nañu boo xam ne war nañu jublu ci maanaam beneen façon classification waaw. jërëjëf docteur xam nga li mu wax mën na ko mën a dégg ndax bu njëkk dañ daan jël rek benn nattukaay natt ci fas wi nii noonu la toll kon fii lañ koy tegale waaye léegi xam ngeen ni ci science dafa développé dafa àgg foo xam ni kenn mënatul sukkandiku ci bant boo teg rek natt ca fas wa ni ko fii la war a nekk te fas yi ku leen gis ni politique bi nga xam ni gouvernement am lu dugal ci l'amélioration de la race chevaline l'amélioration même des autres races yeneen du fas rek ak yeneen sax yoo xam ni indi na ko fi ci yeneen i mala moo tax ñu xool ni deret ji ci lay bokk li mu def ci la bokk ak nag taay bi sax xëy na sax mën nañ ko ci jël waaye du nekk loo xam ci moom rek la ñuy sukkandiku pour wax ni fas wi ci lii lay daw wala ci fii lay nekk. jërëjëf docteur loolu lu ci am solo xam naa maak yow nañ seq beneen waxtaan boo xam ni maak yow ci programme course hippique nan wax ci yeneen fànn yu nga xam ni nit ñaa ngi koy laal. ni mu amee dopage ci football bi amee ko ci bëre bi dégg naa am na ci waaye xam naa comme télévision Futurs Médias mooy seetu askan wi nan ma sa seq maak yow ak gars yi benn plateau boo xam ne dinañ ci wax mu ñëw ci Bibo ci prix yi parce que loolu dafa am solo ak manifestation bi ci boppam xam naa dina rëy du doon rek mbaboor a nga fa mbaa ngoo ji bi na jib fanfare bi jib parce que loolu mooy aspect culturel bi aspect sportif bi mooy daw fas yi prix bi lan la ci lu toll nii nga xam ni mooy deuxième édition prix de la Renaissance. waaw soo xoolee sax wàllum prix bi bokk na si li gën a def attraction wu course bi parce que tey soo jëlee Sénégal course classique base baa ngi si 1 million léegi ñu proposé ñun benn open tegal borom fas yi 4 millions donc soo gisee bon boobu bokk na si li gën a tax sax course bi am attraction ndax fi ñu toll nii ku nekk bëgg na ko raw comme ni la ko Mediagne waxee sax fas yi gën a mën a daw si saison bi si seen ay catégorie ñoom la ñu boole dajale leen foofu beneen aspect bi ma si bëgg yokk rek mooy pari mutuel bi donc pari mutuel dafa di loo xamante ne tàmmuñu ko def fii Sénégal si suñu ay courses mais te loolu c'est un moyen incontournable pour mën a financer courses yi fii gën ñu may ay moyens yuy defar infrastructure yi ak gën ñu may ay moyens sax yoo xamante ne mën nañu yokk prix yi. waaw mais ku ci gagné fooy fayoo. waaw soo rawee nag course bi nag di nga xaar nag ba mardi pour fayeku. waaw parce que avant course su amoon saa bu jeexee rek da ngay fayeku waaye borom fas yi daaw si jëriñoo xam nga su sabar yi tëbee fii ak yooyu rek. waaw ak sa mën nga la nga raw yëpp nga séddale ko foofu mais nag léegi nag CNG dañ ko gën a organiser am te ne soo rawee da ngay jël sa enveloppe mardi nga dem ñu jox la sa prix. ki gagné ki def pari mutuel ba gagné ci fas bi man bu ma demee gagné teg ci numéro 1 ak numéro 3 ba gagné. fu may fayoo waaw wàllum pari bi moom dara changé wul parce que waa LONASE ñoom ñoo ko yore. donc comme niñ ko tàmm defee rek pari mutuel dina am pari mutuel hippodrome tamit dafay am comme niñ ko daan defee rek soo amee sa ticket gagnant fa ngay dem fayeeku ñu fayeeku waaw kon ku am ticket gagnant na nga dem bala may dem ci maître ma dem ci Iba sa dernier mot ci loo may wax recommandation yi parce que yow defe naa ni pàcc bi nga féete day am solo lool ci bis bi ndax nit ñi jàpp ko ku nekk boo ñëw xam lan ngay fagari ko pour ñëw ci bis bi. waaw kooku nag ci ñetti pàcc rek lay wax. li ko dalee ci prix bi nga doon wax li nga doon laaj léegi. li tax ñuy ko fay talaata il faut que réunion lundi ñu wax ni prix bi door wala normal parce que xale yi bu ñu defee faute ci biir kii bi ba commissaire dàq waa ji mën nañu annoncé prix bi parce que dañuy annoncé résultats yi mais résultat provisoire la ñuy wax résultat provisoire nag neewul gagné nga dañu ne provisoire pour le moment gisaguñu benn lëj-lëj ci biir mais bu amee lëj-lëj nag ba ñu xool ko mën nañu ko saytu daal ni kii ka dàq nañ ko wala dégg maam delloo nañ ko ginnaaw kooku mooy wàllu prix moo tax ñuy fay mardi day fekk lundi lépp leer na ñu soog di fay mardi. jërëjëf li may laajte nag mooy affaire xale yi. li ma leen di ñaan mooy 21 chevaux ci benn catégorie dafa xaw a 10 raj loo gi il faut ñu bàyyi xel ne ñu ngi leen di xool ay caméra ngi leen tiim ku ci def leneen lu bokkul ak li la sant ci biir piste bi départ ba amul koo mën a waral fas te bu keregee li war a dal ci kaw du dal ci kaw kooku nag amul diw mooy sama patron diw mooy propriétaire amu ci lenn
li ko dalee 5 catégories ba mu mat li ñu leen di laaj mooy discipline. amul féel fas amul boot fas amul dugal piste amul coupé amul lu ci vaay def ci faute ñu ngi lay gis te caméra yaa ngi lay kii te bu paree ak koo mën a waral boo ñëwee fi nga fekk commissaire yi li war ci yow dañu ko def discipline daal la ñuy laaj ku ci ne xam nga li war di c'est des professionnels li leen di laaj rek mooy nañ ko teg ci yoon teel a ñëw te suñu wootee au paddock ñoom ñëpp ñu teel a ñëw indi fas yi loolu la ñuy ñaan. jërëjëf Ibou teel a ñëw ku ci nekk buñ la wooyee paddock nga teel a ñëw loolu mooy li wax ji waaye li ci am solo mooy discipline bi nga xam ne moom la wax ci jockey yi nga xam ne dañuy dem départ di fa koñonteeg di wax ak dàq fas ak coupé fas ak jiñ ko ci ligne bi ba mu dugg tuuti taar li ñu daan wax ci mag ñu njëkk ñi fas wu taar wala wu génn course bi yooyu yëpp dañ ko fay bañ parce que loolu bokkul ci li nga xam ma leen di wax nii ku ci def benn acte boo xam ni télévision yi ñi ngi lay seen caméra yi ñi ngi lay seen ba nga ñëw mën ngaa raw sax ñëw commissaire yi dàq la ci seen réunion ndax fa nga waroon a jaar ba egsi foofu jaaroo fa defe naa mettre ci yow laay kii handicap parce que xam nga ñun bi nekkee xale dinaan dégg course handicap baak yooyu nga leeralal nu ko bala may dalal ñi nga xamee ki nga xam ne mooy mujjee baat bi ñu waxtaan ak moom. jërëjëf Aziz loolu mooy kun naa wax ni mooy xolu course bi tey ndax dañu boole fas yu bare yi nga xam ni dañ daan raw ci seeni catégorie mais raw ci sa catégorie rek taxul buñ la booleek ñeneen nga mën leen ndax fas yi dañu magante yii am nañu 4 ans yii am nañu plus de 4 ans am na ci yu am 8 ans yii daawuñu daw 2650 mètres tey moom la ñu war a daw te 3 ans la ñu am élément métrique yi maanaam taille bi ba tey mi ngi intervenir looloo tax ñu jéem a égaliser chance yi handicapeur bi day fexe ba fas yi en fonction de leur âge ak distance bi ñu nar a daw ñu kenn ku ne ñu jox la benn poids boo xam ni bu ñu demee ba taxaw ci départ bi kenn ku ne sa waa kër war na mën a yaakaar ne yow war nga mën a raw muy fas bu gudd beeg bu gàtt beeg bi nga xam ni âgé naag bi nga xam ni 3 ans la am ñoom ñëpp en fonction des poids yi nga xam ni ñoom lañ leen jox war nañu mën a prétendre à gagner cette course là li ci des nag c'est un problème de parcours problème de driving ni la sa jockey di dawalee ak yooyu mais en tout état de cause c'est une commission technique boo xam ni moom moo saytu loolu ba attribuer poids fas yi nga xam ni ñoom la ñu jàpp ni waroon nañu mën a participer fas woo xam ni waroon nga mën a participer rek am na poids bu ñu la jox am na ñoo xam ne xëy na ñëwuñu pour des raisons diverses mais ñi nga xam ni ñëw nañu ki ci ëpp poids 53 kilos la ki nga xam ni moo gën a néewle poids 42 kilos la donc diggante 53 ak 42 kilos 11 kilos de différence moo fi ne mais booy xool ci valeur fas yi ak âge yi ñu am on est encore dans la fourchette parce que waroon nañu mën a dem ba 17 jërëjëf Amadou ñëw nga ñu waxtaan ci affaire course lan moo ci nekk seen taxawaay yéen bis boobu ci wàllu organisation beeg ci wàllu taxawaay bi ngeen xam ni fa ngeen féete yéen. jërëjëf Abdoul Aziz ñoo ngi am mbégte tey ñëw jàkkaarloog yow di partager li nga xam ne mooy plateau bi di sant nag ñi nga xam ne ñooy initiateurs yi muy Papis Niang ak Bibo Chérif Sy ndax nekk nañ ay xale yoo xam ne depuis daaw ñu ngi def liggéey bu am solo ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu course fas fii ci Sénégal tey nag nekk na bés boo xam ne bés bu rëy la El Hadj Abdoul Aziz ndax welcome call mooy organisé ànd ak CNG course hippique ànd ak groupe Futur Média ak la LONASE muy partenaire boo xam ne chaque jour dafay gunge course yi di def ñaareelu édition bu Grand Prix de la Renaissance africaine muy am fële ci hippodrome Tanor Anta Mbaxar boo xoolee mool yi nga xam ne ñoo am ñaari at nekk nañ fukki mool ak ñett war a daw distance su 1200 mètres numéro 1 mooy Grand Magal bu Papa Seck moom am na ñeenti premier bi saison bi ubbee ak léegi ki nga xam ne mooy numéro 2 di doylu am na juróom benni participation am na ñetti premier ak ñaari troisième ak benn quatrième Adama Bawo moo ko moom ki nga xam ne mooy Daare Salaam am na ñeenti participation am na ñetti deuxième ak benn troisième Gora Seck moo ko moom ki nga xam ne mooy numéro 4 di Yadikon am na ñetti participation am na benn deuxième benn troisième ak benn quatrième kooku mu ngi jóge ci écurie professeur Sakhir Thiam ki nga xam ne mooy numéro 5 bi di Alwalid Moustapha Hachem moo ko moom am na ñaari participation waaye amul benn accès yi ki nga xam ne mooy numéro 6 bi di Assane Demba am na 7 participation am na benn premier 12e journée am na ñetti deuxième ak benn troisième Jili Mbay moo ko moom ki nga xam ne mooy numéro 7 bi di Kelfa am na ñaari participation waaye 6e place la am ak 7e place ki nga xam ne mooy numéro 8 bi di Beyti am na 6 participation am na ñaari troisième ak ñaari quatrième
Ousmane Faye moo ko moom ki nga xam ne mooy numéro 9 di le Saloum am na juróom-benni participation am na ñaari deuxième ak benn troisième le Saloum maître Souleymane Ndéné Ndiaye moo ko moom ki nga xam ne mooy numéro 10 bi di Jéeri am na ñaari participation waaye amul benn accès si Morder moo ko moom ma nga dëkk ca Louga ki nga xam ne mooy numéro 11 bi di Ndey Soxna Diop am na benn participation général Abdoulaye Fall moo ko moom amul benn accès si ki nga xam ne mooy numéro 12 bi di Khady bébé Khady am na benn participation waaye amul premier numéro 13 bi di Rayana si moom mi ngi doog a def si course de rentrée loolu mooy mool yi nga xam ne ñoo am ñaari at Abdoul Aziz waaw mais li ma bëgg mooy nga wax ma catégorie bu nekk ñaata fas moo ci nekk parce que bu leen bëggee lim dañ fii day xaw a yàgg te temps bi daf nu damay bañ na parce que am na yeneen yu ñu bëgg a waxtaane catégorie yi ci nekk bu fekkee am na ko ñu jàpp mais bu ko amul aussi bëgg naa ci bis bi comme en direct la ma jàkkaarloo ak yow nga indil ma li nga xam ne mooy participation ak bu ñuy indi na fas yi ci paddock bi nga wax ma numéro 1 bi ma waxtaan ak yow ci wàllu wi parce que foog naa télévision Futurs Médias day ubbi beneen page boo xam ne tey jii ci wàllu tàggat yaram course hippique la jërëjëf El Hadji Abdoul Aziz kon dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy course open bi muy open A bi ndax moom la ñuy joué PMI ñu wax ci waaye fas yi li ñu toll 71 chevaux lañu muy juróom-ñaar fukk ak benn ñi nga xam ne ñooy moolu ñaari at yi nekk nañ fukk ak ñett ñi nga xam ne ñooy open B bi nekk nañ fukk ak ñett ñi nga xam ne ñooy open C bi nekk nañ ñaar fukk ak ñaar muy les jamais gagnants ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy open bi nga xam ne ñooy open A bi ñoom nekk nañ fukk ak juróom-ñaar ak juróom benni pur sang importé waaye li nga xam ne mooy course open A bi mooy course bi ëpp solo ndax ñoom nekk nañ fukk ak juróom-ñaar di daw ci distance su 2650 mètres. jërëjëf Amadou loolu wóor na parce que defe naa information yooyu dina baax ci ñun Bibo nga fooy tàggoo parce que bëgg naa nga joxe woote parce que waa Tëngéej ñoom tàmm nañu course Tëngéej tàng nañu course dëkku course la Tanor Anta Mbaxar dinaa ñëw ci historique bi mu bokk téléspectateurs yi bu ngeen ma seetaanee dimanche kañ la course ba lan ko tuddee ak lan moo fa mas a xew ci yi nga xam ne mooy événement phare yi fa nekk Bibo nga wax ma ci lan ngay tàggoo. waaw jërëjëf Abdou Aziz donc maa ngi jiital si invitation bi nag ñiy liggéeyee groupe Futurs Médias yëpp. parce que semaine bi sonal nañ leen si ay montage ak ay mel noonu. di invité mbokku téléspectateurs yëpp. ndaxte course sport traditionnel la te sport noble la donc sport la boo xam ne amul xiiroo amul ngaayoo benn famille la mais te amul benn violence te fas dafa nekk loo xamante ne dafa noble. di invité nag waa Tëngéej yëpp ndaxte fa lañ koy defee fa la ñu am hippodrome di wax tamit ñi tàmm di wure si fas yi nekk France wan leen ni que jox nañ leen nag occasion jouer si suñu ay fas fas yooyu nag dañ leen sori waaye nag ñëw hippodrome Tanor Anta Mbaxar foog naa ni moo gën a yomb mën na ñëw seetu leen xool leen gëstu seen ay performance gën a mën a am base u Paris. Mbène Diagne fooy tàggoo ma ñu doog a tëj waxtaan wi. fi may tàggoo mooy remercier d'abord ñi nga xam ni ñoo am initiative wu organisée en tout cas fekk CNG ci ouverture bi nga xam ni def na ko muy xaajil yoon wi ñi nga xam ni ñooy promoteurs yi. remercier également yéen ñi nga xam ne yéenay waa TFM fas yéene jàllale loolu en direct am na fi xëy na yàggul mais jàpp nañ ne bii niñ ko préparé. ay la yéwén préparé wuñ ko bi nga xam ni weesu na te déjà li ñu jot a gis ci publicité yi ak spot yeeg yi nga xam ni jot na jàll tax na suñu njort rafet te jàpp nañ ni partenariat bi bu continuer course hippique dana am lu mu indi ci wàllu koom ci biir réew mi loo xam ni kenn dootu ko naatable li nga xam ni aussi moom lay jeexale mooy remercier aussi suñu partenaire privilégié muy la loterie nationale sénégalaise nga xam ne bu ñu mënee dawal diggante daaw ak ren te amu ci yenn journée yoo xam ni wàcc nañ ko c'est parce que protocole d'accord bi dox suñu digganteeg mu ñoom ñu ngi koy doxal ci ni mu gënee en tout cas ñu ngi leen di remercier encore une fois di ñaax nag Sénégal yëpp pour ñu ñëw seetaan si journée bi parce que journée bu am solo la. jërëjëf monsieur Diagne jërëjëf mbokk yi xam ngeen ni fi may jaaxale mooy wax leen ni yéen ñiy teg ci fasi France yi ngeen gisul lu dul këyit bu ngeen amee fas boo xam mën ngeen a gis jàkkaarloog moom yéen ñi xam fas tey teg am këyit wu la firndeel rek lu mu jaar kooku lu yomb la ku fa ñëw di nga dégg li nga xam ne mooy aada ak cosaan mooy groupe Mbaboor ñi nga xam ni ci woy la ñuy indiwaat li nga xam ne mooy démbi fas te fas dañ ko daan woy ni ñu woy nit muy réagir nit di réagir dina amit fanfare ba parce que loolu ci la bokk
ñu interpréter di nga xam mooy suñu woyi cosaan ngeen déglu ko ku gagné ñu indi la foofu tëggal la fanfare yi parce que fas a mérité loolu mbokku téléspectateurs yi télévision Futurs Médias seetu askan wi wax na leen ni saa su nekk day ubbi beneen page bu bees bii nag course la ñu dëgmal direct lañ koy joxe di ngeen ko déglu maa leen fay nekkal Abdou Aziz Fama wax leen lépp loo nga xam ni fas yi la ak catégorie yi ak lanu daw ak ña ko gagné ak nan leen joxe prix yi ak ña fa ñëw ci spectateurs yi nan leen koy wone kon ñu leen jox dig daje dimanche lay doon fukki fan ci weeru juin hippodrome Tanor Anta Mbaxar bu 4 heures jotee ci la première course bi képp ku engagé na nga fa ñëw te képp ku fa ñëw ñu ngi lay ñaan nga ànd ak yar ndax service d'ordre ba du maye dara loo xam ni day yàq bis bu toll ni prix de la renaissance africaine ñu leen jox dig daje mbokku téléspectateurs dimanche ci seen télévision yéen ñiy teg ca hippodrome ba Tanor Anta Mbaxar dimanche 10 juin 2012 foofa nga xam ni foofa la Tanor Anta Mbaxar daan indi fasam mu raw foofa la ñuy waxtaanee ak yéen seen télévision Futurs Médias di leen gërëm di leen sant di leen jox di daje dimanche sunu mbokk yi